mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak Souleymane Souaré mi nga xam ne nag moom moo jiite kon syndicat bi nga xam ne mooy SATEL di secrétaire général nekk ci diwaanu Sénélec sëñ bi Souaré maa ngi lay nuyu. Aïdara maa ngi lay fay maa ngi lay jaajëfal. di jaajëfal waa Sen TV ci bi ñu may opportunité ñu mën a jàkkaarloog askan wi waxtaan ak ñoom ci mbir mi. ginnaaw ba ñu masawoo réew mi yëpp nag ci li nga xam ne moom boo fi xew di mbas mi laaj bi fu ñu koy dooree mooy coow li am ci Sénélec direction générale ba ak Akilee signature am na ci wala amu ci. waaw li may njëkk a commencé sax mooy naqarlu bu baax lu tax coow li am ndax coow li warul mën a am boo ko jëlee ci ñaari fànn rek warul mën a am bu njëkk bi mooy société ku xam lan mooy société xam ne société anonyme ay action la dafa am ay actionnaire nag mooy koo xam ne da ngaa jël ci société bi walla ne man kat dama cee bokk bu ñu amee bénéfice ñoo koy séddoo Sénélec ci biir Akilee am na ci 34% loolu la ñuy wax minorité de blocage ça veut dire que tey jii su fekkee ne Akilee mënul def lenn loo xam ne Sénélec d'accord ci ñaareel ba minorité de blocage boobu jox na ko sañ-sañ bu toll ne conseil d'administration wu Akilee Sénélec moo koy président conseil d'administration bi Sénélec la Sénélec mooy président conseil d'administration bi. nga ne Sénélec dafa am part Akilee. moom actionnaire la ci Akilee. Sénélec waaw. xanaa loolu moom lu bees la wala. déedéet du lu bees loolu moo am. c'est que wax ci coow li di muy bari yëpp dañu bàyyi yi nga xam ne moo am njariñ di wax ci loo xam ne amul njariñ. ñu bëri nag dañ foogoon ne Akilee benn société. waaw étrangère entre guillemets de la Sénélec bu bokkul Sénélec. waaw bu ñëw di def liggéey boo xam ne Sénélec waraloon na ko mënal boppam. loolu moom laa bëgg a danaa ci ñëw ci biir mais déjà loolu rek dama bëgg a leeral loolu que Sénélec actionnaire majoritaire la ci Akilee. moom majoritaire parce que 34% boo ko détenir ci société boo xam ne 66% yi seet ñetti nit ñoo ko bokk ça veut dire que ñetti nit yi kenn amu ci lu ëpp 34% looloo tax Sénélec nekk président conseil d'administration wu Akilee ba pare am fa ñetti représentant président bi ak yeneen ñaar donc loolu rek déjà doy na ci wax ne lii coow li warul woon mën a am ko xam luy valeur actionnaire parce que actionnaire mooy société boo bokk société boo xam da nga cee jël part dégg nga ba pare bénéfice bu ñu am ci société bi muy lu Akilee séq ak Sénélec ak lu mu séqalul ak Sénélec am na ci 34% muy fanweer ak ñeent ci téeméer bu ne loolu ci lu ñu séq rek ci lu ñu séq ak lu mu mën a séq ak keneen tey ji mu séq kook Sénélec mu séq kook Sonatel wala mu séq kook keneen ñoom ñëpp bu fekkee ne am nañ ci bénéfice Sénélec am na ci 34% loolu nag boo ko déggee dafa yow li ngay laaj mooy foo xam ne da ngaa jël say nen yóbbu fa am say njariñ boo fa am bu ñu amee bénéfice ca nga bokk lan moo waral coow seen diggante ci contrat boo xam ne di ngeen ko séq lan moo ko andi ndax contrat rek warul mën a andi coow parce que ki ngay séqal coow ci contrat mooy fournisseur ordinaire Sénélec nekk un client quelconque waaye action boo xam ne da nga ko am ci biir société yow nekk actionnaire majoritaire ba nekk président conseil d'administration ba waruñoo war a mën a dégg coow ci seen diggante. beneen point boo xam ne laal nga ko léegi itam dina jaaxal mais affaire u Sénélec ak Akilee moom xam naa ñu bëree bëri tey dinañ ci dégg yoo xam ne yu bees la. nga ne Sénélec moom mooy actionnaire majoritaire. waaw 34%. waaw. kon moo jiite. mooy président conseil d'administration bi. am ñetti représentant. am fa ñetti représentant président bi ak yeneen ñaar président Akilee. yëpp conseil d'administration Akilee sept personnes la 7 personnes yooyu Sénélec am na ci ñett président bi ak yeneen ñaar donc moom am na 42% booy calculer si nombre bi. 7 yi waaw donc kenn warul mën a décider biir Akilee loo xam ne Sénélec àndu ci loolu mënul nekk ndax mooy diriger conseil d'administration bi benn ñaar am na ci nombre de représentants yoo xam ne li mu am ci majorité li mu am moom ci majorité doo ko xaymaa day nekk 42%. d'accord waaw mais dañuy dégg nañ tamit ay syndicalistes ak ay sénégalais lambda. yoo xam ne bi ñu déggee coow li. li ñu doon wax mooy lan moo tax ba Sénélec di signer ak Akilee loo xam ne moom mënal na ko boppam. xanaa ñooñu kon xamuñ ne kon Akilee ci Sénélec la. xam nga loolu aussi. waaw il faut que ñu leeral ko. gis nga mbir boo ciy wax. waaw da nga koy xam. Sénélec signéelul ak Akilee lu mu mënal boppam.
dégg naa ñenn ñi di wax naan Senelec dafa jël cœur de métier moom mooy li nga xam ne moom mooy yuqam mu jox ko Akilee loolu du dëgg loolu amul xam nga mbir mi nu mu demee Ahmed lu simple la Senelec dafa yoroon ay compteur yoo xam ne compteur mécanique la ak ay compteur prépayé électronique am yu nekk post payé ji li ñuy wax yi ñuy defar facture ak yoo xam ne dafa nekk prépayé nga xam ne da ngay jënd consommation compteur yooyu loo fa dugalul wala Senelec relevé ko Senelec mën koo xam yow mi nga xam ne yow yaa jënd sa courant balaa ngay xam ndax li nga jënd nu mu toll mooy ñu ñëw relevé ko buñ ko relevé ba facturé ngay soog a xam yow lan nga consommé la kii jënd it day jënd ba pare xam ne temps la jënd mu dugal ko ci compteur bu ko ci xësee ba dugal compteur yu bees yi mooy prépayé yi mën nga ci def transaction xool ba xam ñaata nga consommé ci benn weer wala ñaata nga consommé benn bés wala ñaata nga consommé ci benn semaine loolu nag nga xam ne dañ ko daan def nga xam ne compteur yooyu dafa nekkoon ci parc bi mu am ci lu bari loo xam ne lii Senelec dafa daan utiliser ay nit yoo xam ne dafa leen embauché ñenn ñi ay prestataire lañu boo jëlee ñëpp boo leen xayma li toll ci ñetti at yi Senelec embauché na lu ëpp 800 personnes yoo xam ne yii nii lu ci ëpp ci commercial bi la dem ci relevé compteur ak ci coupé compteur ak ci dem seeti li nga xam ne mooy perte yi nga xam ne mooy am ci compteur yi loolu tey jii Senelec toog ci jamono ñi parce que mbir la moo xam ne ci àdduna dafa nekk mbir moo xam ne moom rek ku ko deful léegi nekkatuloo bokkatuloo. àdduna day dox daal. àdduna day dox léegi nag ci biir àdduna di dox sociétés yi électricité yi léegi dafa am xeetu compteur yu bees yoo xam ne moom la ñuy wax compteur intelligent nga xam ne compteur yooyu boo ko yóbboo ci kër client bi moom du jaarati ngay yóbbu nit muy dem di ko relever am na plateforme boo xam ne application la ñuy defal informatique boo xam ne fi nga toog bu dee million compteur da nga koy relever ci juróomi seconde wala ci fukki minute maximum nga relever ko boo bësee bouton rek am li nit ñi consommer ñëpp nga am ko wala su fekkee ne dafa am ay clients yu la amel xaalis fi nga toog bu ñu xësee ba renseigner plateforme bi xam nañu ñii ñoo yore xaalis boo bësee benn bouton rek képp ku la amel nga mën ko couper tey ji Sonatel moom bu lay couper du ñëw sa kër yow da ngay toog waxtu yu jot fayuloo mu bës bouton sa compteur coupé mbir moomu la donc plateforme boobu nga xam ne moom la Akilee andi ci te lu bees ci Senelec ña daan relevé ña nga fa ña daan coupé ña nga fa ña daan facturé ña nga fa léegi prestataires yooyu nga xam ne Senelec daf ko jëloon muy ay sociétés yoo xam ne da ngay gis ay xeetu ay ñoo xam ne dañu créer seen société ñëw di joxe seen jaay seen Senelec ne ñoom mën nañu couper wala mën nañu relever wala mën nañu poser compteur ñooñu Senelec dafa leen daan sant ñu di ko def. ci at yii voilà ay ci at yii ay prestataires boo fi déggee jamono yi weesu dégg nga fi benn coow amoon ci ay xale yoo xam ne dañ fa doon liggéey ñu am ñenn ñu jël ñenn ñu jëluñu leen loolu yëpp li ko daan andi mooy soxla ay nit yoo xam ne dañuy dem ci terrain bi di relever ko couper. mais lii mbaa du jëm nag après léegi nag wàllum chômage danaa ci yegsi mais mbir moomu bi mu léegi ci xeetu jëfalante yi nga xam ne moo am ci wàllu xarala adduna bi léegi day dox boo demee France boo demee Italie nga dem Suède nga dem partout léegi dañu remplacer compteur yooyu nga xam ne ay compteur mécanique la woon par ay compteur yoo xam ne compteur intelligent la nga xam ne mën nga ko relever à distance mën nga ko couper à distance mën nga aussi xayma perte yi nga xam ne moo am ci compteur kër gu ne ci li ñu jox courant bi client bi liñ ko facturé ak li nga xam ne dañ ko jël ci noo xam ne awul yoon loolu nag xeetu xarala boobu moom la Akilee andi lu bees ci Senelec Senelec gis ne lii njariñam la mu waxtaan ak moom pendant ñaari at directeur yi nga xam ne ñoom ñoo yore mbir moomu muy directeur commercial di directeur de la distribution di directeur de la production juróom-ñaari directeur yoo xam ne yii nii dañu yore ay wàll ci Senelec te liggéeyu Akilee am lu muy am ci seen biir ñoom ñoo négocier contrat bi ñoo def cahier des charges bi ñu defee cahier des charges bi def liñ ci bëgg yëpp waxtaane ko pendant ñaari at ak Akilee daal di def une première présentation
si li nga xam ne moom la ñu bëgg seet ba xam ndax ñoom li ñu bëgg yëpp mi ngi ci biir biñ ko defee conseil d'administration bi jox leen ci ndigal ne mën nañu continuer négociation bi ñu delluwaat négocier ba dem ba d'accord ci kaddu ci li nga xam ne moo war a nekk ci biir lépp ci contrat bi. contrat bi yemul ci jënd compteur déedéet contrat bi mooy gestion wu plateforme compteur intelligent yooyu ak gestion wu réseau Sénélec. parce que réseau Sénélec bu njëkk da nga daan panne nga téléphoné ñu jël sa adresse boo ñu jëlee sa adresse ba ñuy ñëw seet ci carte bi xool Ahmed Aïdara mi ngi dëkk béréb sangam. rue nangam angle nangam ñu daal di pointé jël benn épingle taf fa xool ba xam ji wër Ahmed Aïdara baa ñu jël numéro de téléphone am léegi boo demee fii ci Hann man li may wax lu nit mën a teg bët la am na application bu ñuy wax Smart Sen Akilee moo ko defar jébbal ko Sénélec boo demee léegi ci Hann da nga yore benn télévision bu mag boo xam ne mat na 3 mètres ci yaatuwaay ak 5 mètres ci longueur carte Sénégal moo ci nekk carte réseau Dakar moo ci nekk fu panne amee dañ koy gis xam nañu ne fii panne am na fa fu perte amee dañuy xam ne fii la. d'accord mais xam naa ne li nga énuméré intéressant na. mais léegi lan mooy problème bi moom mooy problème bi signature yeeg yooyu yëpp ne nga conseil d'administration bi d'accord woon nañ ci yeeg. mais lu tax ñu jékki-jékki rek pëf affaire bi daal mel ni lu yàqu directeur général Pape Demba Bitèye mel ni lu neexootul ak sa tutelle. di ministre Amadou Makhtar Cissé. affaire bi daal jaxasoo. xam nga bu ñuy wax dëgg rek bu dëgg dee dëgg rek. man sa jël benn nga waxoon naa lii ma wax nii dama waxoon ne coow war coow mën a am ndax ku am wàll ci société waruloo mën a xuloog société bi nga am wàll ci contrat boo xam ne yaa ko yëkkati jox ko signé ko sa conseil d'administration autorisé ko du dëgg li ci am ba dëgg mooy lan wax naa ne mbirum compteur Sénélec boo demee distribution coow amu fa de ci li ñu sëqante ak Akilee ñu ngi koy lijjanti am na rapport boo xam ne tey jii boo gisoon rapport bi ñu ngi koy lijjanti ñu ngi exécuté contrat bi ci wàllu distribution. comment ça am na rapport boo xam ne waaw léegi kon blocage bi fan la nekk. blocage bi xam nga fan la nekk. waaw xam nga fii nga xam ne mooy wàllu commercial. waaw te dafa laaj ñu changer compteur yi fi nekk. waaw 1,5 million compteurs la yoo xam ne ñu ngi fi ci parc bi te war nañu prévoir aussi 8% ci yokkute compteurs yi ci at mu nekk boo ko calculer ça fait 260 000 compteurs par at loolu boo ko xaymaa sur fukki at mooy 2,7 million compteurs yi nga xam ne moom la ñu war a changer ak yu ñu war a installer léegi nag comme que contrat bi plateforme la buy gérer ay compteurs intelligents ba pare di war a jënd compteurs yi nga xam ne moom la ñu war a installer loolu mbir moomu ñu yëkkati woon jox ko Akilee pour mu jëndal Sénélec compteur parce que mbiru jënd compteur ci Sénélec dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu doy waar la mas a doon gis nga Ahmed depuis ca 2000 waaw avant 2000 la ñu créé woon benn société bu ñuy wax Simelec waaw bañ ko créé Sénélec jël ci 34% bokk kook benn société bu ñuy wax CGS dégg nga ñu jël société boobu ne loolu léegi moom mooy defar ay compteur pour Sénélec société boobu fukki at signal nañ ko 10 ans yu ñu signal Akilee te taxul mu mën a joxe compteur yu doy ak yu nekk qualité fukki at ba ñu jógee ci loolu Sénélec jëlaat mbir mi ne moom léegi day jëndal ay boppam ay compteur parce que ba ñu dugal ci compteur prépayé te waa Simelec mënuñu defar compteur prépayé ci biir loolu bi ñu dugalee ci compteur prépayé yooyu Sénélec commencé jënd ñuy delluwaat ñi koy defar mooy chinois yi am na benn société bu ñuy wax Exig ak benn société bu ñuy wax Kulu bi ñu demee ba ci biir am na ñoo xam ne ci biir kër gi ak ci biti kër gi ñoo xam ne mbir mi dafa leen a ñor ndax waxtu am na ñoo xam ne mbir mi dañ ci gis seen bopp ci wax ju leer moom mooy ne bu ñu waree dem discuter ak chinois yi da ngi dem mission boo demee chinois yi ak ni ñuy doxalee ak yeneen yoo xam ne yii nii bëgguma ci wax di dañ ci am ay retombées mu ngoog financières di bañ di taxal dañ ci am xaalis voilà bëgguma ci sori di taxal ay collègues yoo xam ne ñu ngi ci biir kër gi du dëgg boo dégg nañ sax si wooyu béy laa wax ne chinois yi ñoom seen bopp ñoo ko wax ne am na ay commission yu daan jox yenn responsable yi yu nekk Sénélec waaw loolu bi Makhtar Cissé ñëwee Sénélec ñu lancé fi benn appel d'offre financé par la Banque mondiale de 260 000 compteurs si biir appel d'offre boobu
ñaari fournisseurs yooyu di ci xeex ba Senelec toog ñaari at amul compteur mu am ay rupture mooy temps yi nga xam ne boo demee ci agence yi booy dem wut di compteur dañu la naan ay compteur ne di nga daj ak ay njublang yoo xam ne dinañ lekkal fukki junni pour nga am compteur temps yooyu la waaw ci jamono yooyu bi loolu amee fekk Makhtar Cissé signé woon na ak Akilee benn contrat pour xayma consommation yi kese foofu rek la ñu waroon yem nga xam ne dafa la waroon jàppale Senelec ci efficacité énergétique mooy seet kër gu nekk li ngay consommer sociétés yi lan la ñuy consommer ku nekk mën a maîtriser say consommation ci biir relation boobu ñu amoon ñu gis ne ci convention wu li ñuy wax OHADA am na disposition yuy permettre société boo xam ne yow da nga ci am ay part bu tolloo ci 10% rek mën nga signer ak moom convention réglementée convention réglementée nag mooy lan mooy dañuy signer convention cadre boo xam ne li nga xam ne moom nga soxla société boobu mën la ko def te du ñu jaar ci appel d'offre parce que bu ñu fàtte ne te yow am nga fa plus de 10%. boo fa amee plus de 10% rek. te yow am nga fa 34%. am nga fa 34% loolu mën nga ko signer. te loolu Senelec sans appel d'offre. sans jaar ci appel d'offre te loolu ba mu amee Senelec dafa def conseil de assemblée générale extraordinaire le 30 juin. soppi ay statuts pour mën a nekk ci disposition yooyu. convention yooyu ma lay wax noonu Senelec signé ci ak Procolec signé na ci ak Excelec tey jii contrat wu 36 milliards bi ngay gis. nga xam ne Senelec signé na ko ak Procolec ci la signé ak Akilee ci la moom ci convention boobu moo ko permettre mu def ko. waaw léegi mais boobu Makhtar Cissé doon ko signé. waaw boobu bitee mi ngi woon ci kër gi. non waxuma ne mooy nekk directeur général. non moom administrateur la woon. waaw nitu kër gi la di. gis nga bi ñuy signé bi ñuy créé Akilee. waaw Senelec di ko créé. waaw ñoo du moins Akilee ñoom ñu di ko créé parce que ay actionnaires ñoo créé Akilee muy Senelec ak ñi nga xam ne ñoom la ko séqal. muy damay laajte ba xam boobu noonu ñuy signé loolu. boobu Pape Mademba Bitèye mii. waaw administrateur la woon. dégg nga mais moom boobu opposé woon na. defoon na droit de veto. non seulement opposé wul. waaw ci li ma jot ci information. d'accord woon na. non seulement d'accord na mais dafa waxoon ne Senelec lu tax ñuy yem ci 34% dañu war a jël sax 50% parce que mbir mi c'est tellement intéressant que Senelec waru ci woon yem ci 34%. mais lan moo waral changement bu gaaw. changement boobu nag man loolu mënuma koo xam man. parce que ba muy jiitu ci Senelec ba muy njëkk a ñëw ci Senelec. ba mu ñëwee seetaan nga ci benn télévision. mu taxaw ne leen ne moom contrat Akilee gisu ci benn problème. wax na ko ci benn télévision man loolu waxuma ko moom moo ko wax te télévision. mais xanaa dafa am ay clause yoo xam ne yéen ñi fa nekk nanguwu leen koo wax nit ñi. ci contrat bi daal ba tax direction bi war a dellu ginnaaw. dama lay wax lenn. état continuité la. dama lay wax yéen a signé ak waa ji. dama lay wax lenn. waaw même ci biir contrat bi. bu fekkoon ne tey jii commencé nañu exécuter wàllu commercial ci wàllu li nga xam ne moom la Senelec seq ak Akilee te ñu gis ne Akilee amul capacité pour mën ko exécuter. Senelec am na possibilité pour résilier contrat bi. d'accord xaaral ñu dem publicité dellu saat